actualité suñu ponk bu njëkk dañuy nar a waxtaanee Daara de Njaañ les contours d'une affaire nationale. alors mu ngi noonu Daara wu Njaañ defe naa ne Sénégalais yi kenn umpaleetu ko. li ko waral moo di ne fan yi moo ne ci actualité bi je crois que ñi mësul dégg baatu Njaañ sax léegi xam nañ Njaañ. xam fan la nekk. mi ngi ci département bu Louga. mais li tax ñu bëgg ci taxawaat waxtaan ci moo di ne mbir la moo xam ne bi mu xewee. dafa bari yuñ ci wax ji bari lool. te ma yaakaar ci sama xel bu gàtt ne bari na luñ ci wax te umpale moo ko waral. il faut que ñu xam cette affaire là lan moo tax mu agsi fi mu agsi. et wax jiñ ci wax ak coow lu bari li ci réseaux sociaux yeeg ci internet beeg ci télé yeeg rajo yi. demoon na ba naroon a jur fitna bu rëy rëy ci diggante ñaari dëkk. te bu ci xalifu Njaañ ak autorités yi nekk foofu dans le département de Louga jógul woon. mënoon a jur leneen parce que bu ñu demee ba ay ñu dëkk Njaañ jóg ne dañuy dem toji bitig yi nga xam ne. ñi dëkk ci beneen dëkk ne ci seen dëkk boobu ñoom ñoo ko moom. am na lu ko waral naa ko expliquer léegi. mais li ma bëgg a tàmbalee rek moo di ne lan mooy affaire bi mooy benn sëriñ daara bu tudd Cheikhouna Gueye ñu koy woowee Xaadim. da doon jàngal ay xale ñu ne daara bi war naa am lu mat 200 jàpp 300 xale yoo xam ne ñoo fa nekk di jàng. daara boobu mi ngi ko sanc ci bitiwu Njaañ maanaam village goxu Njaañ boobule. boo koy génn ci la def daara bi wala boo koy dugg fa la def daaraam. daara bi xam naa ne Charles am na image yu mën na la ko wan léegi. xale yi fa nekk soo gisee ni ñu ko waxee ci presse beeg naan ay pratique esclavagiste ak lu nekk ci wax day dem ba nga yaakaar ne daara la boo xam ne dañ koo samp ngir di fa duma ay xale or demewul noonu xale yi boo gisee ni ñu nekkee ci daara bi di nga xam ne du ma ne c'est des enfants heureux parce que mënuma nekk ci seen bopp pour xam lan la ñuy dund mais c'est pas des enfants yoo xam ne dañ leen di maltraiter il faut ñu préciser ko mu leer alors li xew moo di ne comme li xew ci daara depuis ay ati ngi nii si ma Abdou Aziz Sy Dabakh mas nañu def benn discours d'ailleurs boo xam ne temps yi di ngay dégg ñu koy tegaat que ni yàgg na ci daara quand même xale ñu indi ko fa muy daw di daw ñu ne lan moo ciy solution bi ñu ne am na ci ñenn ci jàngalekat yi ñoo xam ne buñ ko jëlee dañ koy jéng mooy lan mooy takk kook ay weñ wala ay feer yoo xam ne du mën a dawaat démb ci lañ def diine ak jamono d'ailleurs am kenn ci jàngalekatu alxuraan fi toogoon Serigne El Hadj Ndiaye moom daara la yor ca Touba mu ne amul benn Serigne daara boo xam ne mas na jéng taalibeem te ay parents joxuñu ko ci autorisation loolu moo tax d'ailleurs bi ñu arrêté Serigne daara boobu nekk foofu la ci Njaañ dañu arrêté waale parents yi parce que effectivement parents yi bi ñu leen woowee dañ ne ñoom ñoo ko demandé am na ci benn parent boo xam ne sax daf ne moom moo dem defarlu lu ñu mën a jénge xale bi ñu jéng ko parce que xale bi da doon daw te bu nekkul ci daara ji day sànku ji combien de fois nga gis ay xale ci Ndakaaru gi nga dajeek ñoom guddi ñu ci mbedd yi ñu ne la boo leen laaj dañ naa la dama dawe daara sàngam am na ci xale yoo xam ne def nañ leen yu bon ci Ndakaaru gi te dawe ci daara moo ko teg donc pour protéger leen ci loolu lépp moo tax cette pratique là li ma bëgg a préciser moo di ne man personnellement je ne suis pas d'accord pour man xale waruñu ko jéng ni ñu ko gisee ni il faut que ñu d'accord ci loolu parce que dañu nekk ci république am ay loi am te loi yu ñu am moom moo tere loolu donc cette pratique là man je crois que même sëriñ daara bi ko def soo ko laajoon danaa la su ma gënalu ma def ko donc man je le dis et je le répète d'accorduma ci lu mel noonu sauf que nag du man maa yore daara man nekk jàngalewu ma ñoom ñoo xam ni ñuy jàngale seen daara mais li ma bëgg a wax ci mbir mi te souvent ñi ciy wax très war ci bàyyi attention te malheureusement sama classe gi journalistes yu bari bàyyiwuñu attention ci loolu ba mu naroon a jur jiyee joo xam ne xamuñu fan lay yem li tax ma wax ko mooy ñaari gox a ngi nii yoo xam ne 1 kilomètre moo leen séparé Oumar Kayre nee ma démb 500 mètres la matul 1 kilomètre donc ñu jegee la ay dëkkandoo lañ benn bi di Njaañ fa la lii xewe beneen bi di Guet Ardo Guet Ardo benn dëkk la boo xam ne ay pël ñoo ko dëkkee majoritairement muy dëkku diine am na jàng yu ñu fay def wala fajiri da koy wane chaque année am na jàng yu ñu fay def am xalif bu fa nekk muy dëkku diine ñu fay jàngale Guet Ardo boobu ñu ne ñoom ak waa Njaañ dañu xawoon a am benn
jafe-jafe benn ñagas-ñagas amul ci diggante bi rawatina bi ñu sampee daarawu Serigne Khadim Gueye fi ñu ko samp parce que waa Guet Ardo am na nu ñu ko gisee woon ci seen suuf laak fu ñu doon baye laak fu ñu doon sàmmee extra extra alors bi xale yi dawee benn xale bi ñu ne Touba dëkk d'ailleurs bi mu dawee waa Njaañ dañu jàpp ñoom ne waa Guet Ardo wala kenn ci waa Guet Ardo moo photo xale bi wala moo ko filmé def ko ci réseaux sociaux yi dem jox ko autorités yi dégg nga baax li ma wax donc bi mbir mi amee ñoom li ñu xalaat mooy lii su àggee fi mu àgg c'est parce que waa Guet Ardo ñoo leen je mets des guillemets ñoo leen trahir te journalistes yu bari nekk ci Ndakaaru gii mosuñoo passé te ngéej wax nañ ci loo xam ne buñ defuloon daak dinañ jur jëya parce que ñi ngi naan waaw dañu jël ay xale pratique esclavage juste def leen ay jaam nangam ak nangam alors que affaire bi dafa dépasser un peu cadre daara ba dugg ci cadre diggante ay dëkkandoo yoo xam ne 500 mètres moo leen séparé donc rajo yi di ko waxtaane fu ne télé yi di ko waxtaane fu ne muy am ci réseaux sociaux yi la waañ jaañ ci seen bopp man am na ci ay audio yu baree yoo xam ne jot naa ci ay groupe WhatsApp yoo xam ne ci waa Njaañ ñoo ko sëq seen biir di waxtaan pour dem songu waa Guet Ardo fayu ji dem na ci ba ne nañu attaqué boutique nga xam ne ñoom moom lañu yor ci biir Njaañ parce que Njaañ boutique yi fa yor ci ëpp waa Guet Ardo ñoom ñoo ko yore ñu ne nañ dem attaqué boutique yi te bu fekkoon ne Xalifu Njaañ jógu ci ak commandant bu gendarmerie bi nekk foofu ak maire dëkk ba ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les autorités administratives notamment le sous-préfet ak ñooñu tey jii di nga dégg lu doy waar te dara waralu ko lu coow li nga xam ne moom la ñuy coow ci Ndakaaru gii te maîtriser wuñ le fond du problème le fond du problème c'est effectivement ça am na ay xale yoo xam ne dañ leen a jéng ci seen daara man wax ne rafetluwuma ko d'accorduma ci mais man duma kenn sama point de vue rek laa am comme ni ñeneen ñi amee seen point de vue parce que li tax ma wax ko mooy loi ne l'accepte pas xale yi daw ñu ne ñu xëy suba gis seen ay image seen ay photo seen ay vidéo ci internet ñu ne ñen ñoo ko ci def waa Njaañ ne waa Guet Ardo gii ñoo ko def seen ay dëkkandoo yooyu je dis pas que ñoom la parce que laaju ma leen ba xam ñoom la mais ñoom li ñu jàpp mooy ñoom ñoo ko def te biñ ko defee ñoom li ñu ko jàppee mooy dañ leen a mere parce que nangam ak nangam ak nangam moo tax ñu def noonu sëñ Xaadim bañ jàpp ko def ko ci kaso bi ñu ne dañuy dem fayu ji mën naa la ci tegal audio yu bari léegi sama téléphone bi yoo xam ne ay appel la pour ñu dem fayu ji nañu manifester am na ci boo xam sax dañ ne nañu woowal Fadjri ak TFM ñu ñëw ñu def conférence de presse wax ñëpp ne su fekkee ne réglé wuñ problème ñun danañ dem attaquer leen mu ngi fii sama téléphone donc mbir la moo xam ne dafa doy waar dafa sensible et que man je dis que c'est regrettable ñenn ci suñu ay confrères biñ ciy wax defuñu attention sur la sensibilité de cette question là te li ko waral moo di ne dañuy wax ci ay sujets yoo xam ne souvent on ne sait pas ñu maîtriser le contexte maîtriser l'environnement parce que nee naa la xale bu ñuy takk ci daara yàgg naa am mais li tax mu sensible sur cette question là mooy gox ba mu amee ak fa nga ak conditions yi nga xam ne mu la amee le contexte et l'environnement et ça sooy taxaw ci télé wala ci rajo naan dañu def ay xale ay jaam dañ leen a jéng pratique esclavage affaire yooyu il faut nga bàyyi xel contexte ba nga xam ne fa la amee parce que fa mu amee nañ koy déggee ñoom bokkul ak ñun ñi nekk Ndakaaru nañ koy déggee je suis désolé de le dire beneen bi mooy il faut que ñu def attention quand je dis ñu def attention mooy ñëpp ñi nga xam ne dañoo am accès à la parole publique mooy ñi nga xam ne dañuy wax ci télé ci rajo wala biir journal ñu mën leen a dégg il faut ñu def attention ci yenn mbir yi mooy lan moo di ne dañu nekk ci réew moo xam ne réew la moo xam ne majoritairement habité par des musulmans l'écrasante majorité des Sénégalais ay musulmans lañ ñi ci ëpp ci ñoom ñi ngi bokk ci li ñuy wax l'islam confrérique maanaam dañu bokk ci ay confréries yi Tivaouane Touba et cetera et cetera gox yooyu ñooñu bokk ñi fa ëpp ci seen ñi sëriñ ci daara lañ leen jàngale jànguñu ci institut islamique jànguñu ci daara lañ leen jàngale te bari na ci suñu kilifa yi yoo xam ne ni ñu def xale yii def nañ leen ko jéng leen ci daara lu leer laa la wax ñu jàng ca génn nekk tey li nga xam ne ñun moom lañ jàpp ne ñoo gën ci ñun ñoom ñooy suñu ay références donc soo jëlee c'est une question très sensible et cet islam confrérique là dañ koy attaquer de partout li tax ma wax ko mooy tey cette affaire là bi mu amee mais du Walfadjri rek moo ci wax du TFM rek moo ci wax du Sen TV du RTS rek je ne sais pas mais TV5 une chaîne internationale ci journalam dafa revenir sur cette affaire là ne dañu jàpp ay xale yeewu leen def leen nangam ak nangam ak nangam alors il faut que quand on traite ces genres de questions là ñuy def attention moi je suis
d'accord avec Assane Gueye bi nekk fii suñu rédaction. mu ne moom ce qu'il dénonce mooy takk bi ñu takk xale yi yam ca. parce que xamul ce qu'il y a derrière. mais su fekkee ne da nga bëgg ne way xale yi dañ leen takk pratique esclavage la dañ leen def ay jaam man yaakaaruma ne nit dina jur doomam. comme ni ko wolof yi di waxee ëmb ko juróom-ñeenti weer jur ko bëgg ko def jaam loolu yeruwul maanaam. donc je dis que on a le droit on a même l'obligation di dénoncer yenn pratiques yi dal ci kaw xale yi ak fu mu leen mënti dale kenn waxu ci dara. mais soo koy def également na nga maîtriser le contexte ak l'environnement bi nga xam ne fa la amee. parce que soo ko deful. di nga def jëya te effectivement li ñu doon wax ci rajo yi ak télé yi dem na ba affaire bi amoon ampleur boo xam ne démb ci ngoon su fekkoon ne la xalif de comment ça va de Njaañ wootewul rajo yeeg télé yi ñu wax leen pour appeler waa Njaañ au calme soo defuloon donc démb dinañ attaqué parce que avant-hier booru timis lañ ma woo man ne ma xale yi ñu ngi waaj a attaqué boutique gu pël yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ci Njaañ il a fallu que commandant bu gendarmerie ak sous-préfet ak le maire même taxaw ci tey nag nee nañ maire Guet Ardo ak maire Njaañ war nañ daje pour dem waxtaan ak population yi pour que dal ñëwaat ci gox boobu et c'est très important parce que au-delà du daara tension la entre ñaari dëkk mais tension entre deux communautés boo xam ne ñii ay pël lañ ñii xëy na ay wolof lañ baa ñu nekk ay séeréer mbaa leneen voilà man sincèrement nag maanaam légèreté bi am ci vidéo boobu ñi ko envoyé mu ñëw ba ci presse bi xam nga loolu moo tax tey jii dafa jot tamit ci ñun ñii maanaam scoop lu ñuy wax scoop man maa njëkk génnee scoop bi defe naa ne loolu dafa am foo xam ne dafa war a jaar mooy traitement boo déggee ñu naan traitement de l'information traité da nga koy traité noo koy traité mooy jot nga dara gëstul lii lan moo ko motiver parce que gis nga dañ ne scoop boo gis may nuyu au passage dégg nga Tidiane Kassé dañu ko daan wax mu naan gis nga ki lay jox information souvent am na ci intérêt am na ci intérêt c'est pas souvent c'est tous les jours voilà comme mënti noonu la ñu koy xaw da ngay naan boo ñëwee tàgg ne bi sax mu ne la attention ki la jox info bi am na ci intérêt kon nag fait très léegi à partir de loolu boo ko tegee sa bopp yow di nga mën a gëstu di nga mën a xool waaye lii fan la jóge enquête def sa enquête lan mais yow boo defee sa enquête ay nit wax ci nii boo ko tegee kenn du la weddi man defe naa ne le problème defe naa ne xam nga problème bi foofu la nekk te xam nga Moussa Ba day indi bi tam beneen affaire boo xam ne ci affaire u xale yi daara yi parce que lii day yàq maanaam li ñuy wax kii importance su daara parce que boo temps yëpp yaa ngi dégg ñuy wax topp di wax ay wax yoo xam ne xale yi ci mbedd bi nangam ci mbedd bi lii day def lu dul leen a dëggal ñoom moo tax Cheikh may wax ne wax naa ko démb fii ma ne y a presque deux groupes wala deux camps ci affaire boobu am na ñoo xam ne ci daara lañ yaroo fa lañ jàngee fa lañ xamee lépp fa lañ defee lépp ñooñu yu mel nii du leen choqué du leen jaaxal parce que gis nañ ko gisati ko am ñoo xam ne ñoog mën a yem mus ñu dem ci daara dëgg la mus ñu taxaw ci dëkku àll xamuñu nan la ñuy jàngee alxuraan xamuñu nan lañ koy jàngalee ñooñu il commence à tirer un peu partout mën nañ leen comprendre parce que loo xamul xamoo ko mais li am solo Cheikh te nga wax ko sànq mu di ne souvent information dafa am solo mooy dañ koy vérifier dañ koy traiter su fekkee ne da nga jot une vidéo comme ça vidéo bi moom existe na parce que filmé nañ ko mën nga xool xam ne lii la mais journaliste warul yam ci jot une vidéo comme ça da ngay retourner pour xool lan moo indi vidéo bi lan lu tax ma jot ci lu tax nit ki am intérêt ñëw def une vidéo comme ça dugal ko sur les réseaux sociaux wala mu envoyé ko à Walfadjri te li am solo mooy dama ciy sant d'ailleurs Oumar Kayre suñ correspondant à Louga ak benn magu journaliste am bu nekk foofu bu tudd Khalifa Ababacar Wele parce que Oumar bu ma ko woowee laaj ko ne ko mais Oumar yow affaire njaañ bi dégguma nga wax ci lu tax mu ne ma xam naa lépp j'ai tout suivi mais j'en ai parlé ak Khalifa Wele mu ne ma Oumar affaire bi nañ ci teey bañ indi ko tribunal parce que li ne ci suuf te waxuñu ko moo ëpp loolu moo tax boo seetloo awal fajri affaire bi on a commencé di ci wax ñun bi mu ñëwee tribunal ba procureur placé sous mandat de dépôt sëriñ bi ak parents wu xale yi parce que boobu
information officielle moo déplacé nañ leen sous mandat de dépôt pour lan pour lii ak lii ak lii loolu lañ ci traité à part de cette affaire mais li vidéo bi daw ak yëpp déggoo Oumar Kayre wax ci et man j'en ai parlé ak moom bien avant muy siiw ni ci presse mu ne ma lépp laa yëg te beneen bi ma lay wax moo di ne Sénégal gii journaliste fi nekk télé yi fi nekk daanaka sooy wàññi yaa que Oumar Kayre ak le correspondant de la TFM à Louga ñoom ñoo teg seen tànk ci daara ji nga xam ne fa la mbir mi amee ñi ci des ñëpp ndakaaru gii lañ nekk je le dis TFM ak Walfadjri ñoo dem ci daara ji xool la fa nekk ñi ci des ñëpp ñi ci ëpp bokk ndakaaru gii lañ yem bis bu ne ñu bind ci wax ci et loolu moo créé cette tension là et tension bi mënoon a ñàkk te tey jii nii ba fu may wax ak yow nii autorités yi ñi ngi def lu ñu mën pour que ñaari communauté yooyu dellu mel nañu meloon parce que yàgg nañu dëkk ay ati at te loolu amu fa donc je dis que traiter cette affaire là c'est une bonne chose parce que daara ji boo ko xoolee téere yi nga gis nii Charles di ko wane xale yi nga xam ne ñoom lañ naan dañ leen di maltraiter affaire xale yi ñoo bind kaamil yi le sëriñ daara bii nga xam ne moo fa nekk nii di Khadim Gueye soo xoolee fi mu nekk ak fi mu dëkk nga xam ne c'est pas quelqu'un boo xam ne day dund ci kaw day dund ci xale yi parce que nee na daara bu ndaw la yoroon dëkk fa ak njabootam bi mu demee ba xale yi commencé génn mu génn ak ñoom dem ñaan benn terrain à l'extérieur de la ville ñu may ko mu def ko fa te boo xoolee daara man li ñu bari xamul woon sax moo di ne daara bi amul ñaari at boo gisee zinc yi ñu ko daajee nga xam ne ay zinc yu bees la sàkket yi ay sàkket yu bees la donc du daara boo xam ne dafay yàgg xale yi nekk dans de mauvaises conditions nangam ak nangam et là c'est lu jar a def attention la man je dis encore une fois que ni jéng bi am na fa il faut le reconnaître am na fa parce que man ki ma ci njëkk a waxal mu dëkk Njaañ di mbokk Serigne Khadim Gueye mi bi ma ko laajee d'ailleurs sax bi ma koy laaj ñi ma àndaloon den doon ree dama woore commencé wax ma ne ko sa waay jéng bi am na wala amul mu ne ma am na jéng bi am na lan moo tax mu ne ma lii ak lii moo tax te même Serigne Khadim Gueye bi mu jàkkaarloog le juge bi mu ko laajee daf ne ko lii moo tax ma def ko ndax nangam ak nangam ak nangam moom ci bopp il regrette d'avoir fait ça et je crois que bu ñu traité woon cette affaire là jox ko proportion yi nga xam ne moom la war a am c'est-à-dire que c'est une affaire boo xam ne waruñu ko woon a def il faut l'éviter Serigne daara yi comprendre également que ni dañuy dund maintenant ci benn contexte réseaux sociaux contexte leneen ak leneen et que pratique bu ñu def seen biir comme ni ko Cheikh Tidiane waxee sànq dafay dal ci deru daara dafay gàkkal deru daara mais également dafay gàkkal sax diine ji parce que bari na ñoo xam ne fenêtre yu mel nii la ñuy seet pour mën ci engouffrer commencer di wax naan diine l'islam nangam diine l'islam nangam donc lu jar def attention la mais man daal li nga xam ne moo ma ci intéressé moo tax ma bëggoon ci wax tey moo di ne nañu def attention parce que cette affaire là niñ koy ni ko wala waxee ni ñu koy gawtee di ko xëcc di ko diri mi ngi créer ay tensions entre deux communautés yoo xam ne waruñu jàkkaarloo parce que bu ñu jàkkaarloo du baax alors Moustapha man point bi ma ciy wax njëkk rek mooy dafa am loo xamante ne wax nga ko sànq fan la parent bi di toll ba jël doomam di nangu ñu koy jéng fan la nan la xale bi mel d'abord xam nga ñaar moo am te loolu la ma ñuy jàngale daara wax moo di ne xale yi ñu leen di jox dafa am ñaari groupe général am na ci xale yoo xam ne Cheikh Tidiane mooy am doomam amul benn problème yare ko fa mu ko war a yare moo toll ci âge jàng alxuraan mu ne dama koy yóbbu daara parce que ëpp na muy dem di bay am yenn âge te maîtriser wu alxuraan ñu yóbbu ko fa am xale yoo xam ne dañuy seeni waajur xamuñu nu ñuy def ak ñoom ñu yóbbu leen daara yaa ngi dégg mais ne li ma Serigne El Hadj Ndiaye wax fii démb laa la bëgg a répéter rek nee na ma généralement sax xale yi nga xam ne ñoom la ñuy jéng mooy xale yi nga xam ne ñoo ci gën a intelligent gën cee mën a gaaw a maîtriser alxuraan ñooñu Serigne bi souvent dafay jàpp ne ñii suñu leen bàyyee ñu daw dem defetu alxuraan la defetu diine la parce que mën nañ ko maîtriser bu gaaw ñooñu souvent ci la sëriñ bi di gën a sonn pour téeleen te ñooñu bu ñu dawee xale bu daw faabel ñaan lu ma ko yàlla boo ko yoree sa kër mu daw du dellu kër ga xale bu dawee ci daara du dellu kër ga mu dëkk souvent dañuy daw dugg oto mën nañoo dem Bamako mën nañoo dem Guinée Conakry mën nañoo dem Guinée Bissau mën nañoo dem Dakar mën nañoo dem feneen bu ñu demee ci loxo kan la ñuy nekk mbedd mi te loolu moo gën a bon nekk ci loxo mbedd mi donc ñoom dañuy préférer très souvent ñu fexe ba xale bi ñu téye ko maintenant sëriñ daara bi am na benn waaye bu may lire léegi mu koy wax mu ne sëriñ daara bi mooy xool moom ban moyen la am pour téye xale bi tey ji su fekkoon ne état impliqué wu na ni mu war a impliqué dans cette affaire là pour que sëriñ daara comprendre d'abord que ni jéng bi mën naa ñàkk mais comprendre que ni mën na am moyen yu ñu téewe xale bi yu dul yooyu yii mën na bañ am mais malheureusement l'état ne s'implique dans cette affaire là que bu fekkee ne am na coow et li am solo te am solo mooy man il faut que booy dénoncer ces pratiques là comme ni nga ko waxee sànq
il faut que nga dénoncer pratique yi nga xam ne yëpp ay pratiques d'exploitation de l'enfant la parce que tey jii bari na fii ci Ndakaaru des choses yu ñuy def di ko def loo xale yi mais yóbbu leen ci daara moo ko gën ñaata yoon nga seetaan ci télé bii ñu simmi ay xale solal leen yu bon ñuy fecc ñu ciy génne xaalis ci sponsor ak ci keneen ak keneen ak keneen def ko ci poos pourquoi on ne le dit pas mais on doit le dire nañu dem suufu pont wu Padois bi rek jege na torop bu ñu xoolee suufu pont wu Padois bi doo fa romb te nekk gisoo fa ay xale yoo xam ne dañuy gens ba xamuñu fu ñu taxaw chaque jour ñu ciy teg bët parce que nekkuñu foo xam ne da nga naan fii dafa sori wala fii àll la wala nangam ñi ngi ci kaw tali bi heure boo rombee da nga leen di gis defe naa ne ñooñu yóbbu woon leen daara te xale yooyu nekk daara moo gën fuuf xale yooyu nekk parce que ñi nga xam ne ñoom ngay romb fii ci Ndakaaru ñi ci ëpp ci ñoom du mën a ñëpp ñi ëpp ñoom dañuy bu ñuy jeexal bu ñuy dem ba nekk âge bi yenn âge xam nga la ñuy wax li sama maam daan wax ay boomar la ñuy nekk koo xam ne amatulul société bi njëriñ amalul boppam njëriñ amalul ay paraawam njëriñ mënul dara boo ko gisee ci mbedd mi daanaka boo ko xëccee mu daanu parce que 15 lay def mandi leen rek leen mais xale yooyu yóbbu leen ci daara ñu jëriñ seen waajur moo ko gën bien sûr ba pare beneen point Moustapha waxtaan ngeen ko démb ba muy image yu xale yi nga xamante ne dañ ko exposé parce que maa ngi dégg sa invité mi ngi naan même sàcc bi sax wala reykatu nit bi ñu baal ma ci buñ ko jàppee da ngay gis ñu jël benn image fulite kanamam donc ñi ay nekk ay xale yu ndaw ay innocent ñu jël seen image wane ko carrément ma defe naa ne xaw ma dañoo maîtriser wuñu réseaux sociaux yi moom mooy benn mais journalistes yi tamit est-ce que bu ñuy def seen liggéey dinañ xalaat ci côté boobu réseaux sociaux yi moom da ngay jàpp ne y a du tout et du n'importe quoi c'est-à-dire que y a du bon comme y a du moins bon pour nga contrôler ko c'est difficile mais les médias généralement ñoom ñëpp xam nañ ne tey jii tous les monteurs de Walfadjri à commencer par Charles koo ci joxoon benn xale mu am temps wu monter ko da ngay gis mu fulute kanam gi réflexe la boo xam ne ñoom ñëpp dañ koo am parce que justement amoo droit di wane image yu xale comme ça bu amul benn âge bi à plus forte raison sax maintenant ay bu ñu jàppoon ab sàcc fii wala ab jaay ko drogue wala leneen même gendarme yi bu ñuy woote pour ñu filmer ko dañ leen di waneloo ginnaaw ñu filmer leen mais duñ taxaw nga gis seen kanam mu gën a doy waar maintenant xale boo xam ne dañ koo jéng téye ko nga filmer ko def ko ci réseaux sociaux yi yenn télé yi jël ko teg ko xale boobu il est traumatisé à vie traumatisé à vie parce que fu mu nekkee mag dina gis image yooyu dina ko marqué mënuñ dara te man j'ai été bu ma liiree par exemple le journal L'Observateur ñu ne xale yi ñoom li ñu jéem a interroger wu xale yooyu nga xam ne moo la ñu wax ñoom lañ jéng ak yooyu anañu fan lañ nekk qu'est-ce qu'ils sont devenus alors biñ demee ci daara laajte dañ ne leen xale yi ñu ngi fii ci daara ji di jàng ak seen ay morom ils sont là donc ça veut dire ce que cela veut dire. ah ouais madame Cissokho madame Dieng lan nga ci ndax way jur nga am na xalaat boo ci mën a joxe. waaw am naa bien sûr lu ma ci mën a wax non seulement waajur laa mais jàngalekat laa parce que petite enfance laa nekkoon maa ngi nekkoon case des tout petits. D'accord. donc li ma ci mën a wax rek damay fekk si Moustapha que ni jéng moom dafa jiiti nit ñi suñu judd dama gin ni dégg ñuy wax jéng ci daara bi jéng ci yar bi la daan bokk maanaam xale boo xam ne day daw comme ni mu ko waxee rek xale boo xamante ne day daw te amaana bu toogoon ci daara ji dana mën a mokkal alxuraan mais nag àdduna mooy dox que ni dañoo war a mën a dépasser jéng bi. Très bien. mun nañu ut sëriñ daara yi. mun nañu ut beneen solution. te ñu bàyyi xel surtout journalistes yi nañu bàyyi xel ni. dañu am waxuma journaliste mais nañu bàyyi xel ni dafa am ay noonu l'islam yu fi nekk yoo xamante ni. dañuy yàkkamti occasion bu ndaw. pour profiter ci. ñoom ñoo ñu di bind. nañu xool bu baax li ñuy bind parce que ki nga xamante ne ñëpp ñoo lay déglu. ki nga xamante ne ñëpp ñoo lay seetaan lépp looy wax wala nga di ko def na la leer ba pare ñu delluwaat ci image yooyu muy wax xale yooyu ñu wane noonu technologie dafa avancé dañuy dem ba nekk mag nekk kilifa ñu xool ci internet bi gis fi noonu ñu leen defoon bañ nekkee xale amaana loolu ak bruit bi mu am yëpp dina topp xale yooyu à vie ma di leen fekk si waat li nga doon wax sànq rek ne soriwul dara fii suuf pont Padois li ngay wax léegi sama yaram dafa daw damay dem benn jour di dem di seeti sama doom man mii di wax ak yow mu ngi daara internat la nekk may dem visite bay wàññeeku daje ak benn parent juste si pont Padois bi comme
parent la comme moom ma gis ko muy jooy ma taxaw ma ne ko soxna si lan la mu ne man de sama doom moo ma réeroon fan yi yëpp dafa daw ci daara ja mais mu ngi nële ma ne ko léegi nag nu ñuy def mu ne ma ñeme dama doon dem ñee laa ñemewul ma toog presque 1 heure de temps ak mère bi mënuñu am accès ci suufu pont Padois bi dama yegg si rek di ko wax sama borom kër ma naan kon li jara sant yàlla bëri na donc lu demee noonu tey xale yooyu tey bu fekkoon ñu ngi ci daara amaana du ñu nekk ci suuf pont Padois bi xanaa di lancer waat appel rek parents yi ak suñu sëriñ daara yooyu nga xam ne tey lu ñu nekk tey ñun ñoom lañ fii àdduna bi pour nga mun a wax ñu dégg la il faut nga am éducation de base daara parce que fii lépp loo xam lépp lu dox wala lépp lu baax si ñun jullit ñi bokk alxuraan da cee jiitu alxuraan da cee gën daara moom mënul ñàkk may waxaat rek ñu problème yu mel nii bu amee nañuy delloo si waat suñu xel bu baax di bàyyi xel sëriñ daara bi que ni avantage yi ñu am ci moom moo ëpp inconvénients yi peut-être loolu am na ay conditions la amee woon ay moment la sëriñ daara bi ngay jox sa doom wallahi la azim bu xësee ba am sa si daara ja ñaari fan yaa jur sa doom waaye moom moo la ko gën a bëgg moom moo la gën a bëgg mu mokkal alxuraan parce que ndamam la kon daal ñu delloo si waat suñu xel bàyyiwaat xel bu baax si xale yi bàyyiwaat xel sëriñ daara yi te xam ne ñun lañ fi nekkal li ñuy def si suñu doom yi ñun mënuñu ko def si ñoom mënuñu leen fay donc lu ñu mun rek mooy ñu soutenir leen di wax bu fekkente ne ñu ngi leen téye ba léegi sëriñ daara boobu ak parents yi ñaan rek la ñu mën te dañoo téye ba téyewaale ka doon defar jéngi waaw mooy soudeur bi mooy soudeur waaw menuisier métallique bi bëggoon ñu delloo si waat xel yi rek dawal yërmande bàyyi leen te xam ni defar rek moo leen taxoon a jóg dëgg la li Cheikh damay laaj ndax amul beneen moyen boo xam ne mën nañ ko def boo xam ne mën na ñu bañ a def jéng boobu ngay def est-ce que am na moyen et puis tam beneen affaire Moussa Ba xam nga man damay wax loo xam ne moom mooy ternir image yu daara yi mënuñu tamit beneen affaire xool ni ñuy def xam nga dem uti kii waaw xam nga dem yelwaan dafa bokk ci culture daara loolu parfois da koy def mais est-ce que mënuñu ko maanaam kii waaw ñu xool parce que lu tax ma koy wax parce que déjà comme yow ni ñu koy waxee jéng bi dëgg la c'est pas joli dëgg la yaa gën a fi nag bu taa mais ñu xool beneen moyen boo xam ne mën nañ ko dindi beneen bi tamit boo xoolee Moustapha di yelwaan 13h 14h même sax am na ñuy yelwaan sax timis guddi ay xale yu ndaw dégg nga loolu laa wax dama ne ndax sëriñu daara mënuñu ko jéem a organiser ba nga xam ne dem le matin dem yelwaani ñëw ñibbisi midi jot ngeen dem yelwaani kii ñëwaat ñibbisi waaye kaay noonu maa ñu def ko ba nga xam ne kenn yàq ñoom seen kii dafa mel ne da nga dégg démb Serigne El Hadj Ndiaye mi toogoon fii li mu doon wax bi ci njëkk moo di ne jéng bi li soxna si wax dama si d'accord ak moom c'est-à-dire que il faut que Serigne Daara également accepter que ni dañu nekk ci monde buy évoluer monde bi ñu nekk mooy monde ay réseaux sociaux monde yoo xam ne dafay loo def rek lu ndaw même dans le cadre privé day am ampleur parce que effet d'amplification média daf cee gaaw donc il faudrait que les méthodes d'éducation pour man mën na évoluer et que jéng boobu c'est bien évitable tey jii su fekkoon ne xëy na sensibiliser nañ parce que Serigne Khadim Mbacké wax na ko démb sensibiliser ñi nga xam ne ñooy Serigne daara yi wax leen li nga xam ne moom la ñuy bañ ci nga koy teg xale ak yooyu xëy na bu ñuy éduquer xale yi dinañ intégrer yu mel noonu parce que jéng xale ngir mu jub far nga yow nga dem kaso defe naa ne kenn bëgg ko kenn sëñ Khadim Gueye mii suñ ko delloo woon 2 mois avant ne ko boo jéngee xale yi dem kaso du ko def donc c'est évitable et c'est bien possible beneen bi mooy Cheikh man dafa am lu ma étonné démb dama ko dégg Serigne El Hadj Ndiaye wax ko mu ne ci yelwaan goog ngay wax ñu ne ñoom Serigne daara yi ñoo def seen étude def benn rapport dem toog ak premier ministre jébbal ko rapport